Enfin la saison des pluies taw bi ñëw na ñi nga xamante ne dañuy seey maanaam suukar yi xorom yi ñoom dañuy toog seen kër Dakaaru Njaay nag tàmm nañ saa bu tawee ku ne toog sa kër ne day taw moo tax du ma liggéeyu bàyyi leen jikko jooju kenn du fi suukar kenn du fi xorom même buy taw jóg leen ngeen dem liggéey yi da ngeen bañ a mel ni di jeelu mi nga xamante ne taw beek tey ba instant yi nii yegg seegul laa urée bi mu yegg see yàggul ma sama ñaari chroniqueur yi man jaaxal nañ ma ci kaw loolu ma leen di nuyu di leen di jaajëfal suñu téléspectateur yi ñuy seetaan safo suñu Label TV di leen di ñaanal jàmm ak salaam di ñaan yàlla na taw bi ñëw ci alhamdulilah ci bismillahi rahmaani rahim dem ñu génn ci aussi ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def nawet bi naat dugub bi bëri gerte bi bëri su ko defee séeréer yi bëgg cere bi gën a baawal saawaat la urée nga kontaan ma kontaan sa xol sedd sama xol sedd waxati ko tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy relation yi di am ak ñiy liggéey ci kër yi ñu leen di wax ay mbinaan ñii naan leen min na daan doole ñu naan ay jànq tur yooyu yëpp ñoom ñoo ko moom ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy fekk si biir kër yi muy maanaam patron yi ñi leen di bind ñu ciy dalal nag ki nga xamante ne tey mooy Babacar xam naa nañ ko bàyyi après mu nuyoo ak askan bi ñuy seetaan mais balaa loolu laa urey ma bàyyi la nga nuyoo waaye nuyoo bu gàtt mbala wax naa la ko sànq. munoo xaabaabal ba pare di ma dagg de te nag ma bàyyi ndax tey ji ndox mi daf maa laal ma sant yàlla julli ci yonent bi yokk ci li ma yoroon maa ngi nuyu suñu mbokku téléspectateur suñu Label TV bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen ci bis bi tey jii ci de 10h à 11h ci seen émission sunu kaay yi sama doomu ndey toog nii jàkkaarloog man di ma dammat rek di nuyu suñu invité bi Babacar maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm kilifa aada yi tey ñaan yàlla aussi tamit réew mi yàlla wàcce fi kaaraange gu mat sëkk ndax man xam nga loolu laay tëjee tout le temps kaaraange yàlla na ko fi yàlla wàccee ko mboolem jullit ak képp ku rek koo xam ne yaa ngi ci société wasalaam. Babacar est-ce que duñ jël ñibbi jël na temps émission bi na ko jël na temps émission bi yëpp comme ni ma ko waxee tey relation entre aide ménagère yi ak patron yi la ñuy waxtaanee ci suñu émission sunu kay ñi ciy dalal ki nga xamante ne mooy Babacar nekk en tout cas directeur adjoint bu Oumou prestation d'accord di une société de prestation de service ngeen di aussi placé ay aide ménagère ci biir kër yi du dëgg Babacar dalal ak jàmm bàyyi la nga nuyoo bul def ni la uray nag salaamaaleykum Babacar Diallo di nuyu téléspectateur suñu Label TV di la nuyu yow Fatou yow mi ma dalal fii ci sa émission di nuyu aussi Oreille di ñaan yàlla taw bi nga xamante ne yàlla wàccee na ko mu doon li gën ci Sénégal ak ci àdduna waaw man maay Babacar Diallo et je représente chez Oumou Service c'est pour placement la donc placement de ménagères et autres donc ñu ngi yëngatu ci lu bari sax mais bon placement de ménagère ci suñuy prestation ci la bokk. ci la bokk d'accord Pape Babacar Sadikh Diallo man léegi doog naa xam lu tax ma demee ci boutique bi di wutu mburu ñu ne ma mburu jeex na d'accord donc comme ni ma leen ko waxee ñu ngi suñu émission sunu kaay yi ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy relation entre bon yi ak seeni patron la urée yow moom xam naa ne ku la liggéeyal sonn ndax da nga bëri ay cas noonu nga mel lépp ngay cas doo bàyyi dara c'est que loolu ma jaaxal ci yow mais nag balaa ñu ci xuus ñu wax tamit toujours ci li nga xamante ne journée wàccul tey journée wàccul tey journée non tey damay tëbal journée bi damay tëbal journée bi parce que tamit dafa am benn affaire boo xamante ne en tout cas xaw na yem tuuti nit ñi c'est un jeune de rien du tout il est à la classe de CM2 moo poignardé benn charrette benn borom charrette ba mu décédé mais incident bi nu mu amee mooy ils ont eu des altercations ba sori ci borom charrette bi dàq ji xale bi
ba xale bi daw dugg seen kër génnee paaka ñëw jam ko. Voilà, ma question aussi est de savoir parce que borom charrette bi peut-être du xale mais est-ce que seytaane boobu tamit des fois ñun duñ ko mën a éviter parce que ki nga xam ne dàq nga ko ba quand même mu dugg ci koñam. war nga koo mën a bàyyi replier wu. jàmm ak salaam ñëw quoi est-ce que tu vois en tout cas ki fi jógee bakkan la yoroon en tout cas ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee mais il faudrait que ñun tamit ñu xaw a éduquer tuuti suñu bopp ci côté boobu di bañ a topp xale yi ak di bañ a topp seytaane ba mu sës comme ni ñuy wax topp kaa ba mu sës des fois ay tooxi doon lay indi Babacar. C'est vrai, c'est-à-dire que bon mun naa ne boo xoolee violence bi léegi dafa xaw a récurrente ici au Sénégal te je pense que xol yi moo xaw a xat tuuti te bu xol yi xatee rek jëf yi tamit boo xefee day weesu wala mu jéggi dayo donc je pense que éducation bi war nañ ko xoolaat war nañ tamit bon je pense que état bi tamit am na loo xamante ne war na ci jouer rôle ci côté sécurité bi ba pare aussi ñu xoolaat encadrement par rapport ak jeunesse bi parce que jeunesse bi bu ñu leen encadré wul rek ci ay tuuxi duuna la ñuy dugg waaw donc je pense que war nañ moytu yooyu noonu et bon comme li may wax souvent rek yàlla na yàlla def jàmm Sénégal et yenn cas yi yàlla na yàlla tamit faire dindi ko fi incha allah mais dañ ñaan yàlla bay sa tool. waaw loolu c'est vrai. donc nag c'est à nous je pense que ñun ñoo war a jël ay matuwaay yi nga xamante ne pour loolu noonu mu wàññeeku. waaw parce que bari na trop. bari na trop si cas yi la bokk sécurité bi. waaye ku am cas rek ñun mën nañu ko indil fii. wala mu koy topp ba mu sës ñun nañu ko indil fii ñu kaa ko. xam nga dijiloo démb rek la fiy toog di wax naan. mënuñu toog 2 jours. te waxuñu ci lu dem ci yu mel noonu. agression yeeg yooyu noonu. donc tey jii démb wax nañ ci. ci ki ñu fekk këram insécurité boobu dóor tey jii ñu ne dañu xëyaat rey beneen nit. xale bi est-ce que bi muy daw di dugg biir këram amul ñu mu romb ñu ko mën a téye bi mu yoree paaka. parce que nit boo ñëwee parce que am na nit fu muy toll foo xam ne bu ko xale da nga xam ne kii am na àll bu mu àndal. ngeen téye ko. rawatina xale. mu romb la dugg ak meram génn ak paaka dem daj nit jam ko. donc seytaane dafa bëri doole am na yoo xamante ne war nañ ko mën a éviter comme tu as dit tout à l'heure aussi borom saret bi waroon na mën a am yu mu éviter yu bari esprit de dépassement mais parfois aussi tamit ci xol dafa jege borom tellement que dañ lay ñoñantal boo xamante ne booy jóg di def dara doo ko tay après ngay réfléchir tellement que xam nga léegi nit ñi seen xol yi da leen a jege loolu c'est vrai donc bu ñu mënee wàññi daal tooñ beek yenn yi daal ñu bàyyi ko parce que am na loo xamante ne nit mën nga xanaa xamoo nit mën nga ko def lu tuuti mu mer ko nga def ko lu rëy du ko mer ça dépend ci humeur bi nga koy fekk donc c'est des choses yoo xam te c'est à éviter et puis xale bi en classe de CM2 la nekk dafa ne buñ ko tegee ci yoon rek tey jii dina am lu yàqu ci àddunaam si effectivement xale la bu def en classe de CM2 toll ci période examen pour dem lycée donc je pense que leneen moo waroon nekk ci boppam lu dul di jamante ay paaka ak yu kenn xamul donc nañ leen bàyyiwaat xel encadré waat leen bu baax a baax dëgg la donc juste c'était pour attirer attention ñi ñuy seetaan population bi on est là quand même pour sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo suñu Label TV ak toute la population sénégalaise ñu nekk fii aussi ñu nekk à l'étranger ñu bàyyi xel tuuti ci sécurité bi ci xale yi ak surtout à l'école ci éducation bi aussi parce qu'ils ont un rôle à jouer ci kaw loolu tout à l'heure da nga ne encadrement ci sa wax ci kaw encadrement boobu lay ñëw de la Babacar tey thème bi ñu yor mooy thème boo xamante ne vraiment kaala mais dañuy commencer par wax lan mooy aide ménagère boo déggee ñu ne jànq boo déggee ñu ne mbindaan lan lay tekki au fait nit kooku kan la bon bu ñu nee aide ménagère c'est-à-dire que mooy ki nga xamante ne da nga koy jël mu ñëw sa kër di la dimbali ci yenn tâches yi parce que boo xoolee yenn patron yi par exemple dañuy dem liggéeyi par exemple exemple madame Sow sama xarit donc dañuy dem liggéeyi donc il faut ñu am kenn koo xamante ne peut-être dañ ko fay bàyyi soit muy toppatoo xale yi togg ak di def liggéeyu kër gi waaw donc mën naa ne loolu mooy aide ménagère donc mën naa ne tamit c'est une personne nit la
donc du objet nit la bu jógee ci kër. waaw bu jógee ci kër bàyyi ay waajuram bàyyi njabootam ñëw sa kër pour daan dooleem nga fay ko à la fin du mois donc mën naa ne loolu mooy aide ménagère effectivement d'accord mais tey jii aide ménagère yooyu ñu remarqué ne nag la majeure partie du temps dañuy nekk au centre de plusieurs débats ñu ne aide ménagère yi nii lañ mel aide ménagère yi patron yi ñoo sikk maanaam ku si nekk daal da ngay jeter la balle sa morom ku nekk naan sa morom moo mel nii sa morom moo mel nii mais tey lan mooy ban risque moo mën a fekk aide ménagère ci biir kër gi muy liggéeyee ban risque lay am d'abord damay commencer ci d'abord premièrement xam nga boo xoolee tey ci wàllum aide ménagère léegi la plupart agences yi comme ñun la ñuy contacter d'accord waaw parce que léegi patron yu bari bàyyi nañ par exemple nit ñëw fëgg seen buntu kër. ne damay wut liggéey ñu jox ko liggéey. bàyyi nañ tamit for nit ci mbedd bi. ne ko jël ko rek indi ko sa kër. parce que ñoom xam nañ peut-être des fois danger bi ci nekk. donc moo tax ñoom ñuy contacter les agences. mais man danger moo ci nekk léegi parce que avant jànq yi ñoo doon ñëw fëgg. salaamaaleykum damay wut liggéey. waaw mën naa ne tamit éducation bu njëkk. ak bu tey am na ute. d'accord am na ute bu bari bu ci nekk. donc tamit li amoon démb ak li am tey mën naa ne tamit bokkut. parce que bu njëkk mën naa ne sax mënoon nga tijji sa buntu kër bàyyi ko noonu. te doo ci am yenn danger. dëgg la waaw par rapport ak léegi ni jamono évolué. ni lu bari évolué donc ba ci comme si la banditisme tamit évolué. donc kii moom mu ngi fóot moom toog teg tabouret. donc yooyu moo tax. kii daa mel ni dara méttiwu ko waaw dara méttiwu ko moom. macha allah waaw léegi nag bon moo tax ñoom ñuy jël ay aides ménagères. di leen indi seen kër di contacter les agences. léegi buñ ne li leen ciy fekk. buñ ne danger bi ci nekk mooy par exemple mën nga jël koo xamante ne comme xamoo ko par exemple xamoo ci lu muy yëngoo par exemple nga dem xëy bàyyi ko sa kër puisque tey boo xoolee kër gi des fois am na kër yoo xamante ne aide ménagère bi kese moo fay yendu toute la journée léegi bu dee koo xamante ne par exemple miinoo ko xamoo ko wala agence joxu la ko par exemple des fois léegi bon mën na fa def naka sudul noonu par exemple mais du ñëpp nag waaw du ñëpp c'est-à-dire que mën nga fa jël kenn koo xamante ne bon xamoo lu mu doon mu ñëw jël say bagage wala dara dem wala mu woo ay nit ñu dévaliser sa kër dem seen yoon donc tout loolu yëpp possible na parce que yow da nga koy bàyyi ak say caabi sa lépp donc loolu c'est possible mais bon je pense que tamit cas bi ci ñaari cas la aussi donc peut-être dinañ ci gën a xuus effectivement la oreille waaw loo wax ci loolu macha allah may rafetlu participation ak disponibilité maa ngi koy rafetlu bu baax di la remercier nekk na aussi tamit loo xamante ne xam nga dafa am ñaari sens comme tu as dit tout à l'heure dafa am côté boo xamante ne ñoom côté bu ñu positiver la bu baax bi am côté boo xamante ne dafa am côté boo xamante ne moom macha allah doy na waar toj na société bi aussi tamit ñoom dañuy dund benn yenn violence yi aussi tamit ci biir kër yi dafay am mais am na si ñoo xamante ne violence bu ñu dund ci biir kër yi tamit ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp parce que je pense que ñoom man tur bi sax du may rafetlu di ko wax je préfère xam sa tur di jaar ci sa tur moo may gënal même bu may yónni dama naan demal wax ak diw ne ko nang mag nang mais pas wax demal wax jànq beeg yooyu noonu parce que nit la bu bàyyee ko ci kër yow mi koy tuddee jànq moom bu demee ci këram am na ku ko naan yaay am na ku ko naan tata comprendre nga donc je pense que c'est une personne nit la donc ñu gën a rafetalaat suñu nekkin envers ñoom aussi tamit am na si ñoo xamante ne faatu comme li nga wax nii bu la sa xol jegee mën ngaa def musiba ndax am na si ñoo xamante ne dañuy toj sa kër parce que nag daf ci am yoo xamante ne nit ñi dañ koy dund yow dégg nga bataay ñi nga xamante ne dañuy jël seen ay takkaay daw dem seen yoon yow yaay mujjee jël oto dem ba dëkk ba fekk leen fa yaa ngi dégg wax ne jël nañ sama nangam ak nangam ak nangam comprendre nga bul tontu dama gis ko dund dama gis ñu ko dund comprendre nga te ñooñu ñu baax lañu dañ leen di indi ci biir kër yaatal leen jox la nga lekk jox la nga naan jox la nga tëdd fu baax a baax a baax a baax yow li la war mooy nga respecter sa patron respecter li nga xam ne moom la def ci kër parce que lekkul bàyyi la naanul bàyyi la parce que am na ñoo xam ne dañ leen di ber yow kenn beru la mais dañuy lekk di leen di bàyyi waaw non man je parle dans les deux sens côté bu positif am na côté bu négatif am na nee naa am na si ñoo xamante ne dañoo baax yaa ngi dégg dañ lay def comme sa bopp
am na ñoo xamante ne lu yàlla xam doy na dafa bëri ay cas am na ñoo xam ne dañu ñëw sax di ruutale kër di def diviser pour mieux régner am na ñuy def loolu parce que boo gàttee xel dañ lay def loolu donc man je pense que ni loolu doy na waa nag Babacar non dinaa ci xuus boobu noonu dinaa ci xuus après kooku bul ci jaaxle donc man je pense que ni bu fekkente ne da nga dem ci kër di liggéey ñu am confiance ci yow dénk la lépp donc je pense que am nga noo war a toggee parce que wërsëg fu ne lay jugee mën nañu dem fu ne di la yóbbaale ci àdduna mën nañ la boole ba dem ba di la présenté nga bokk ci famille bi donc loolu yëpp parce que nit nga ñu def la comme nit melal ni nit yaa ngi dégg mais bul jàppee sa bopp yenn yi wala soit nga am yenn comportement yi ba nit ñi di la xeeb je pense que loolu aussi tam war nañ ci mën a bàyyi xel est-ce que dañ leen di xeeb est-ce que ñoom ñooy def li tax ñu leen di xeeb au contraire pour moi c'est-à-dire tey Babacar yéen ñi nekk contact patron yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jànq yi yan plainte ngeen di am des deux côtés en général plainte bi comme li nga wax ci ñaari côté yëpp la parce que tey par exemple boo demee ci patron yi aussi foofu tamit dama fay duut baaraamu tuuma ci ñoom waaw parce que ñoom tamit en fait am na ñu si bëri dañuy jàpp ne aide ménagère yi en fait duñu ay nit waaw tey par exemple ba pare aussi tamit dañuy jàpp ne xam nga personne parfaite dañoo bëgg perfection en fait. mënta am. waaw léegi nag loolu amul. nul n'est parfait. waaw par exemple boo dénkee nit liggéey nga ne du def faute. loolu amul kii defar mooy yàq. waaw kii defar njuumte day am mooy yàq. te fépp la ñuy juumee. waaw te fépp la ñuy juumee. tey jii di nga gis toggukat professionnel. benn jour mu def xorom bu ëpp. dëgg la c'est vrai ça arrive. léegi yow pour cas boo ñëwee par exemple tey ñun ñëpp tey fi ngay liggéeyee daanaka yow tu es un servant foofu. effectivement ak foo mënti liggéey parce que boo fa demee am na ku la jiitu te ki la jiitu moom moo la jox ay ordonné la defal lii defal laa defal la léegi ni ñu lay traité ci sa bureau pourquoi doo traité noonu ki nekk sa kër des fois aussi bureau yi dañ fay dund safaan de est-ce que du safaan bi ñuy dund foofu la ñuy dem waaw am na foofu am na mais foofu am na léegi moo tax nag ci côté jànq yi foofu noonu peut-être amul structuration c'est vrai mais tey ji bu doon fii la par exemple fi ngay liggéeyee en fait boo fa demee quel que soit alpha am na benn structuration bu fa nekk donc patron même bu lay dund lu metti am na fu muy yem dëgg la am na fu muy yem mais tey ji boo bëggee jàpp jànq par exemple am na ñoo xamante ne dañuy elles sont victimes de violence verbale même de violence physique aussi oui am na ñoo xamante ne par exemple yenn jànq yoo xamante ne boo leen waxee xanaa jànq yu ndaw yi lay doon ndaxte boo wutee jànq joo xamante ne moo la lool boo bëggee violence damay ragal affaire bi nekk dans le sens contraire moo tax am na si ñenn ñoo xamante ne dañ naa la utal ma koo xamante ne xale la en fait waaw parce que dañuy xam ne kooku mooy gën a neex a doom te en fait par rapport ak koo xamante ne peut-être yéen ñaar yéen a yem maas donc boobaa doo ñëw di ko bëgg a dóor waaw te doo bi boo ko waxee yéen nii dina la tontu parce que nit la ba pare yenn patron yi aussi dañ naan la par exemple je la paye maanaam yow mi sabab bu ñuy wax ak yow sax da nga naan mais qu'est-ce qu'il y a en fait parce que danaan la je la paye mais moom ñëwul ci yow di def leneen dafa ñëw di liggéey nga koy fay comme yow ni ngay demee feneen di liggéey ñu lay fay waaw donc yow dafay liggéey nga koy fay donc da nga ko war a traiter pour man li war a am mooy nga traiter ko comme sa doom en fait effectivement ku ñëw sa kër da nga ko war a traiter comme sa doom c'est vrai que am na ñoo xamante ne da nga leen traiter comme sa doom ñuy def ci kaw loolu dama ciy rebondir tuuti parce que comme li nga wax léegi ni am na ñoo xamante ne da ngay ñëw ñu def leen comme sa doom mais dañuy nekk ci kër gi def du n'importe quoi dëgg la man mi am na moment boo xamante ne nii su ma amul woon sang-froid dëgg mënoon naa dóor nit dëgg la te xale bu non dama lay wax fi dóor mu yóbbu la police waaw non dama lay wax rek ci kaw loolu ci kaw police bi kii li ma lay expliquer ne kii carrément moom daf doon nekk ci kër gi di wane ne carrément xam naa sama droit maanaam wallahi azim da nga ñëw ci kër gi dañ la traité benn bu baax lañ la toppatoo di la jox ngay lekk di la jox ngay naan li ñuy ndekkee moom ngay ndekkee li ñuy añee moom ngay añee ci table ngay toogandoo ak ñun yaa ngi dégg mais kooku buñ la nee kaay nga def lii yow da ngaa war a jug nga dem def liñ la wax mais non yow yaa xool lim la neexee nga def ko ak heure bi mu la neexee nga def ko mais da nga ñëw ci kër gi pour ñu jox la ay ordre li nga bëgg ñu ngi la koy defal booy wàcce dañ lay may passe pourtant loolu digaale wuñ ko donc am na yoo xam ne defuloo ko mais naka nga xamee ni nit ki am na yenn melokaan yi yow nga bëgg dindi loolu ci moom mu la wax naan laan man moom ku ma laal sama jëkkër ne da lay porter plainte di la menacer yow nga ñëw ci kër jàmbur di def sa tojaanga ba pare di menacer tu trouves ça normal yow di nga bind nit teg ko indi ko sa kër pour mu di la toggal mu jàkkaarloog yow toog di lekk jël ku dem di lekk di ratatate nga ne ko mais arrêteel tuuti ba ñu añ ba pare
mu sànni kuddi gi toog di wax ba mu nekk muy géex ci digg bool bi mais attends looy def ñu ne déet na waaye mu jël potukaan ni këpp ko ci kaw basan gi nga ne ko kaay famp ko muy va et vient ba këpp ba jël poudre bi tasaare ko ci biir salon bi mais nooy def bu la sa xol jegee doo ko duma non mais li ngay def mooy nga meef sa bopp dem toog bàyyi ko ba heure wàccam jot mu dem nga woote ñu libéré ko parce que c'est mieux ni nga fiy gis ñu fiy dem am na ñoo xam ne gënu ne parce que ku baax dañ lay allo oui allo oui salaamaaleykum soxna si allo salaamaaleykum man dama woote pour témoigner maa ngi leen di nuyu waaw soxna si noo tudd nag man Anta Marie Dione Anta Marie Dione waay waaw kay Dione fooy wootee Mariste laay wootee Mariste waaw nga nuyu ñu mbokk Mariste yëpp mbaa ndox bi bëriwul foofu ñu ngi xuus yéen a ngi xuus comme d'habitude yéen ak waa Dalifort yéen a bokk problème seen maanaam seen traite taxaw na noonu lañ koy waxee boobu war ngeen ko kaa boobu tamit war ngeen ko kaa boobu dinañ ko kaa incha allah donc Anta ñu ngi lay déglu da ngay joxe sa contribution yaa ngi ci émission kaa yi ñuy waxtaanee tey li nga xamante ne nag mooy relation entre jànq yi ak seen patron yi waaw loolu moom dama ci tut parce que man damay témoigner li ma dal waaw man dama yàgg am ay yu baax yoo xam ne ay 1 an 2 ans la ñuy def sama kër bi ci mujj bi 2 ans la def sama kër takkal naa ko sax or macha allah dafa xëy ma accouché mu xëy semaine u ngénte bi takk ay bagage am ne ma day dellu dëkk ba man ko am benn problème nekk te dellu woon dëkk ba bi ngi woon fii di jéem a ut benn liggéey xam naa bu ko tane bi mu wëree ba sonn gisul lu ko gën mu woowaat ma ne day ñëw fekk amoon naa keneen ma ne ko man du ma war di ma la jëlaat mais fii sa kër la mën nga ñëw à tout moment te musul ñëwaat xam nga léegi pour vous dire rek que parce que damay rebondir li grand bi doon wax des fois patron dina ko traité ba mu normal te à 98% da nga leen di traité ba ñu normal ñoom ñoo lay war moo tax après yow yaay changé sa comportement ak si ñeneen jànk yi maanaam ñooy tax nga bon doo bon mais da ngay changer sa comportement mais da ngay teg limite parce que dañ lay wan ni que ñoom liggéey moo leen tax a jóg sa kër jàppewuñu la ni jaay jàppewuñu la ni sœur loolu tamit da nga leen di jàppee ni aide ménagère loolu leen di sekk mooy salaire nga jox ko li muy li ko war et c'est tout y a plus de relation ci biir parce que ñoom ñoo koy liggéey amoon naa keneen boo xam ne dafa xëy un beau jour na yaayam dafa feebar man ko am problème teelal wàcc ma jox ko passe pour mu dem seeti yaayam mu jékki-jékki noonu rek mel ni kuy daanu rab ne ma day bàyyi mu ne ko amul problème yaa ngi bàyyi wante amel nga ma muy jooy ma ne ko bul jooy génn sama kër ñoom ñooy def loo non dañu doy waar. Babacar kii patron bu mer la de. ah mais dafa wax li mu dund rek mer la. ki lay seetaan ba dugg participer am na lu ko métti. il faut qu'on retourne aux bases. suñu jamono maam yi amuñu woon problème boobu. c'est vrai da nga daan gis jànq bi def 10 ans si kër. te lam ko daan fay lu néew la. éducation bi moo bokkatul. patron yi li ñu am war nañ ko am. te ñun xamuñu naka lañ def ba am ko. xeeb nañ seen salaire yi elles sont pas payées parce que stagiaires yi jamono ji amuñu ko. te man pour man ministre yi dañu war a régulariser le métier. parce que elles sont pas professionnelles elles n'ont pas de diplôme ba pare dañu seen lu leen neex la ñuy def. Babacar yaa ngi dégg moom nee na il faut que ñu régulariser maanaam jàngal leen aussi lan mooy liggéey autre n'est-ce pas Anta Marie. Anta Marie dem na ñu koy jaajëfal bu baax a baax ki kat patron bu mer la Babacar bind ko ci sa liste. non gis nga li mu wax nii. dafa am nit da nga koy jël diw bu baax lu baax lépp da nga ko koy jëndal ba takkal ay or. mu xëy un très bon jour mu war la. c'est vrai am na si ñoo xamante ne. ravitaillement boo ko jëndee nii teg ko ci kër. yow da ngay jékki-jékki ravitaillement bi di jeex. ndekete yoo mi ngi koy heure bu waree wàcc samedi defar de mbuusam ba jënd ay ginaaram ak yëpp takk tëmbal ci. dem ci terrasse bi tëmbal ci kii bu génnee ci biir kër gi la koy jëlee day tibb ceeb tibb meew tibb ginaar jël lépp ba jël yére yi nga xamante ne ci kër gi da ngay xëy sa yére di manqué doo xam ne moo ko manqué tu vois un peu yooyu noonu dafa exister non mais attends li ma lay wax nii la oreille mu ngi tooñ da la defuma benn accusation dafa am ñu ciy jël bien sûr Babacar d'accord nga loolu. non c'est-à-dire que bon damay revenir ci moom li mu wax ak ci li daam bi wax. damay wax bu baax ci ñaar yëpp. waxal bu baax. c'est-à-dire que pour daam bi. c'est-à-dire que li mu wax peut-être am na tamit. c'est vrai c'est-à-dire que nit ku nekk rek da ngay wax li nekk. c'est-à-dire que moom li mu wax ci côté moom am na. parce que am na jànk yoo xamante ne c'est-à-dire que
dañuy dawal ak yow ba benn moment ñu gis leneen. léegi ñu ne la fa ñukk nag dem xool leneen. loolu moom am na. moo tax ma ne bu njëkk. moo tax boo gisee si samay propos yu njëkk dama ne la. peut-être éducation bu njëkk bi ak léegi bokkul quoi. Babacar ñu jëlaat suñu auditrice bi téléspectatrice bi tey moom xam naa ne foote yi dinañ ko am ndax muy jànq yi muy patron yi ñëppay mer allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va nag ngeen def yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm soxna si noo tudd. maa ngi tudd Geneviève. Geneviève foo ñuy woowee. maa ngi leen di woowee depuis Parcelles. Parcelles. waaw. naka waa Parcelles mbaa ndox bi bëriwul foofu. d'accord kon baax na Geneviève yaa ngi ci émission kaay. si maa ngi leen di seetaan. merci. d'accord. waaw seen thème bi am na solo lool. waaw léegi sama xalaat mooy lu ñuy ñaax ñaari côté yëpp la ñuy ñaax instant bii nii. parce que affaire yi kenn xamatul fan la. dëgg la. voilà léegi comme jànk yi nu ñu ñàngee ñenn yi bëri ay jikko noonu la patron yi tamit la plupart elles sont comme ça. parce que nit dong la. dëgg la. voilà di nga dugg ci kër jànk dina dugg sa kër nga traité ko comme koo xamante ni amul dara. nga teg ko pauvre wala nga teg ko loo xamante ni c'est pas ça. nga teg ko lu métti ci beneen côté patron bi tamit. mën na traité jànk bi bu baax a baax jànk bi tamit di ko won loo xamante ni c'est pas comme ça. moo tax ci ñaari côté yëpp ku nekk da nga war a jàpp sa morom. voilà et puis tamit jànk bi bu duggee ci biir kër patron bi. dafa war a jàpp patron bi comme papam wala yaayam wala tantam. dëgg la. voilà da nga war a bokk ci kër gi nga ni kër gi de sama kër la da nga ko war a jàpp comme sa kër. c'est vrai. patron bi tamit jàpp jànk bi comme doomam. comme sœuram. comme koo xamante ni tamit moo ko jur. dëgg la. loolu bu amee. coow du jip. mais jànk bi bu duggee sa kër nga koy jaay maanaa maa moom sama xaalis maa moom sama alal nga bañ a wàccee sa bopp di yéegal sa bopp tamit. loolu day indi wax ak coow. jikko sénégalais day gis boppam. jikko sénégalais faw ñu wàccee suñu bopp loolu moo ñu manqué. jànk bi waroo ko jaay de trop affaire. parce que nit dong la. jànk bi tamit waroo yàpp sa patron da nga ko war a respecté. c'est vrai. ñaari côté yëpp. ci ñaari côté yëpp la dañu war a xoolaat suñu bopp. dañuy màmm nag. d'accord dañu war a xoolaat suñu bopp. voilà loolu rek laa amoon lu ma ci wax. dañu gën a góorgóorlu si ñaari côté yëpp. jërëjëf Geneviève en tout cas merci beaucoup nga nuyul ñu waa Parcelles li nga wax am na solo trop. ndax tamit comme ni nga wax rek respect bi dafa war a mutuel. ku nekk jàppee sa morom nit je pense que buñ ko defee rek problème yi dina wàññeeku. c'est ça. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax Geneviève ci sa contribution. di la souhaiter en tout cas ñu yendu ak jàmm. ok merci à vous pareillement. d'accord léegi nag Babacar balaa ñuy ñëwaat ci question yi Geneviève moom dafa ñaax ñaari côté yëpp. ñaari côté yi ñoom dañuy màmm nag surtout est-ce que naa ko bàyyi mu développer mais d'accord non moom balaa muy développer min na daan doole yi dañuy màmm wala yow ngay xaabaabal. ci kaw loolu Babacar. donc dañ nekkoon ci benn débat. ma ne woon la nga teg sa loxo la oreille boo ko toppee am temps bi yëpp lay jël. dëgg la Babacar. bon comme li ma wax damay daam bi li mu wax sànq. daam bi njëkk gi dugg. moom li mu wax. aussi c'est vrai Anta Marie li mu wax c'est vrai parce que en fait boo xoolee. am na patron yi nga xamante ne peut-être dañuy am kenn. mu nekk seen kër ñu defal ko lu ne. bëgg ko jàpp ko mu xëy rek dem. loolu c'est possible loolu dafa am. xëy bàyyi leen fa te fi mu leen di bàyyee. tamit du leen arrangé waaw parce que boo demee ba nit ki wala tamit bu dee ay xale yi dem ba miin la. par exemple surtout ay nunu. surtout nunu boobu moom moo gën a sensible. c'est vrai nga xëy du jour au lendemain rek lépp say bagage rek dem. léegi kee bu ñëwaat balaa muy amaat temps d'adaptation day xaw a compliqué. xale bi balaa mu koy miinaat day xaw a compliqué. donc foofu noonu yow gàllankoor nga daam bi. mais beneen chose tamit dafa am tamit mooy ci côté daam yi ñoom tamit c'est-à-dire que mooy li ma wax sànq rek. le problème est assez complexe. tey ji daam yi tamit ñoom boo demee ci ñenn ñi ñoom tamit dañuy jàpp ne maanaam
aide ménagère yi par exemple mooy li ma la wax sànq aussi duñ ay nit dañ leen di def loolu lu leen neex te tamit aide ménagère yi aussi elles sont victimes de beaucoup de choses dans les maisons. tey d'ailleurs par exemple man démb rek daanaka am naa ci benn cas. parce que moom dafa toog benn moment mu woo ma. ma ne ko jànq bi moo ma woo. te jànq bi dama ko xam bu baax. c'est vrai waaw mu woo ma téléphone ma ne ko lan la dafa téye téléphone bi waxul lu yàgg. ma ne ko lu xew mu ne ma garaawul. coupé ma woowaat ko téléphone. ma ne ko lan moo xew mu ne ma ba daam bi xëyee. dafa bàyyi patron bi. patron bi mel ni jëkkër ji quoi jëkkër ji waaw voilà génn bi mu génnee mu duggaat ne dafa am lu mu fàtte ñëw fëgg ko moom. léegi patron bu góor bi. waaw fëgg ko nee ko ndax des fois nag ñoo sikk. nee ko ndax sa biir bu fekk moom biiram da doon métti. ci guddi gi. mu ne ko ndaxam biir buy métti moom mën naa la defal massage. massage yi toj massage ci biir buy métti. massage yi toj dëkk bi nag waaw ñun du ñu am jom ci massage. léegi nag moom mu arrêté mu bàyyi. mu finalement man dama bëggoon parce que moom daam bi amuñu problème. parce que daam bi nee na ma mooy meilleur élément bu mu mës a am. lii la ma wax. te ba daam bi ñëwee ñoom ñaar ñu waxtaan mu ne daam bi damay bàyyi. xam ne ko comme man defuma la dara yow defoo ma dara lan moo xew. mu ne ko dara. mais après daam bi moom si boppam moom moo wax ne ko comme xam naa lan la. d'accord donc elle a compris. elle a compris ah oui oui bien sûr xam na ban façon la yor. waaw léegi nag quitté na man mi sax woowaatuma parce que rus na ma woowaat en fait. c'est vrai. parce que dafa wax kooku sax bu ma expliquer. bu ma expliquer dara mais moom mënu ma woowaat. donc ndax am na ci kersa. waaw ndax am na ci kersa. donc yooyu noonu yëpp dafa am c'est-à-dire que affaire bi dafa nekk ci ñaari camp yëpp. est-ce que loolu moo tax instant yi patron yi tamit di defar ay caméra yi ci biir kër gi. pour jànq yi la pour patron yu góor yi la pour ñëpp la. parce que patron yu góor yi moom am na ci ñoo xamante ne moom dañoo sikk moom. dañoo am visu. j'ai l'impression man daal xam naa nit ñi tamit ci biir kër gi moom. bon caméra yi moom mën naa ne. ci ñaari côté la par exemple ñoom caméra yi peut-être c'est pour surveiller. jànq yi ci biir kër yi. surtout quand tu as des enfants. parce que am na si ñoo xamante ne du ñu supporter xale quand même. mais daal fu ma d'accordul ci caméra yi mooy si seen biir néeg. non loolu c'est violer quand même la vie privée de la personne. si seen biir néeg foofu waroo fa def caméra. mais néeg moom c'est personnel. waaw parce que c'est personnel parce que nit ki bu ñëwee ba nekk biir néegam. war a solu war a yeneen ak yeneen léegi yow nga bàyyi fa caméra comment il va faire. donc nag moo tax dëgg la mën nga surveiller sa kër am nga ci droit mais am na loo xamante ne vie privée nit ki la. loolu il faut nga bàyyi ko ak moom yow ci sa bopp am nga vie privée donc moo tax ma ne ñoom tamit dañoo war a am lu ñu bàyyi ku ci nekk da ngay am loo bàyyil sa morom dëgg la li nga mën ci sa biir kër yow li nga fa mën a def keneen mënu la ko defaral ci àdduna parce que yow amour bi ngay jox pour def sa kër boo ko tax koo xamante ni dafa ñëw noonu rek c'est vrai waaw donc yow yaa gën a mën a defar sa kër que keneen léegi nag yow perfection bi nga am noonu gis-gis bi nga am noonu bul jàpp ne tamit que ne ñoom ñëpp dañ ko war a am boo jàppee loolu rek doo mës a am jànq mais perfection boobu ngay wax du patron yëpp a ko am am ñoo xam te ne mënuñu liggéey du dëgg ku ci mel ni Béatrice Ngom mënul dara est-ce que tu comprends mënul dara absolument rien du tout kooku tey boo ko joxee maanaam jànq est-ce que tu comprends dama xalaat ne lu jànq bi di def ci kër gi moom danaan gongo parce que de toute façon xamul sax laa la wax lan naka la war a voilà naka la fan ngay commencer fan ngay tàmbalee ak fan ngay jeexalee est-ce que tu comprends te parfois doo leen bàyyi ak lépp boo leen bàyyi ak lépp sa matériel yàqu xam nga parce que ñoom aussi tamit am na foo xam ne duñ fa mën a yegg donc il faut nga leen di surveiller mais am si ñoo xam ne bëgguñu ko leen surveiller yow daal da nga leen war a bàyyi rek ñu def li leen saf te du noonu nit boo koy liggéey il faut mu surveiller la ne la lii bëgg naa nga defal ma ko lii bëgg naa nga dindi ko mais non buñ la waxee rek nga naan dangaa bari li ngay nangam mel ni ndebaan bi boo ko ne nangam ak nangam mun la yow da ngaa bëri looy wax torop xam nga yow da ngaa bëri looy nangam loolu war nga ko wax koo xamante ne yow ci këram ngay liggéey non mais il faut qu'on arrête quand même comme la non jànq yi dinañ leen ne da ngeen a bëri li ngeen di lijjanti mais nag am na si ñoo xamante ne kenn en fait am na ñoo xamante ne yow joxul nga leen di wax dara waaw wallaay ndeysaan balaa nga leen ko wax pare c'est-à-dire que ñooñu dañuy am xolu liggéey mën liggéey ñooñu jarul nga leen di wax dara dañuy ñëw rek liggéeyal la normalement léegi tamit jànq yi dafa am ay prix xam nga ñoom dañ ne prix yi dégg naa sànq ci cher nañ prix jànq yi cher nañ prix yi mu ne maanaam agence bi lay yokkee non pas agence bi comme nekkul agence yëpp sax par exemple ñun suñu agence par exemple am seen pourcentage non ñun suñu agence dañ lay bàyyi ak moom
dañ lay bàyyi ak moom yaa koy fay tous les mois mais ñun di ñu jox suñu commission. seen commission boo koy jox au début mais après loolu yow yaa koy fay directement. mais si agence yooyu am na ñoo xamante ne ci koñ la ñuy nekk. maanaam rassembler jànq yi. boo ñëwee boo jëlee benn jànq nga jox leen 5000 francs. am na ñu koy def 10 000 francs. ñooñu tamit des fois est-ce que du leen di yàqal seen liggéey bi quand même. waaw ñooñu ñooy agence yi amul kayit. waaw mais bu dee da nga nekk agence bu légal en bonne et due forme. donc yow doo liggéeyee noonu. ah il faut ñuy xar matt nag. waaw il faut yow pare xar matt moom mën na ci am. mais boobu tey ñun par exemple suñu agence exemple bu ñu la joxee. dañuy assurer benn suivi c'est-à-dire que dina ñëw di la woo di la nemmeeku. loolu am na ci solo. waaw te yow tamit boo ñu woowee tamit dinañ la jël. loolooy dëgg di ngeen jël patron bi di ngeen jël jànq bi waaye même bu ñuy revenir ci cas bi nga wax nii. des fois peut-être que ça peut aller plus loin. maanaam ci les attouchements sexuels. parce que cas yi dañ koy am. mais est-ce que dafa bari léegi dafa bari. est-ce que vous incitez quand même seen jànq bi à ce que. mu dem porter plainte wala da ngeen koy bàyyi noonu mu génn kër gi dem ci beneen kër tout bonnement. non bu dee tey par exemple dafa egg benn niveau. amaguñ ci cas boobu bu egg benn niveau. d'accord sincèrement c'est-à-dire que ay avance la rek. par exemple ay avance la am lañ amagum cas yoo xam te avance la. mais boobaa comme moom mënu ko wax patron bi par exemple. dañ naan ko rek bu ñëwee nga wax bu dee mënoo fa toog. bu ñëwee nga bàyyi. nga ne ko carrément damay bàyyi. dem ca ba mu teel moo gën nag balaa leneen di la ci fekk balaa leneen di la ci fekk waaw loolu lañ koy mën a wax. mais amaguñ cas boo xamante ne par exemple egg na benn domaine léegi tamit am na beneen cas. beneen cas bi mooy par exemple. di nga gis jànq boo xamante ne aussi tamit c'est l'effet contraire. maama moom mooy topp su njëkkër aussi. donc boobu yomb na régler donc ñaari cas yi man am na si yoo xam ne boobu yomb na régler la oreille am na si ñoo xamante ne parce que xaaral tuuti parce que bu fekkante ne ku jigéen ki moom mooy def ay avance patron bu góor bi. mais tout bonnement da ngay résilier contrat am rek da ko demal. am na ñoo xamante ne dañuy ñëw mel nu leen saf. di wane ne ñoom tamit nangam ak nangam ci biir kër gi bëgg wujjeeg yow mi nga xamante ne yaa leen indi ci kër gi parce que lan sa jëkkër mi ngi koy def ay avance. xam nga yooyu noonu moom tam dafa graaw. doon ma jànq bu ñaaw. mais am na si ñoo xamante ne am na ñoo xam ne dañ leen yóbbul kenn ñu xool ko. rek seen xel du daw am na ñoo xam ne parce que dañuy xam seen jikko jëkkër quand même. waaw c'est ça voilà. mais ñi nga xamante ne tey jii maanaam supposons dañu innocent. yaa ngi dégg xamuñu dara. ñuy am ay attouchement sexuel ci biir kër gi ba jëlee fa lor. yooyu noonu gis naa ci patron yoo xamante ne buñ ko xamee. ëllëgee ñu soutenir xale bi. ñu reconnaître doom bi non dañ koy dàq mu dem ak ëmbam. si xam nga yooyu noonu rafetul donc pour yenn patron yi aussi tamit war nañu bàyyi xel ci loolu. parce que doom nga bàyyi mu dem te sa bu fekkente ne am ngay doom ay doomu baayam nga sànni noonu. parce que kooku tamit mën na dem xamul lan lay wax waa dëkkam ñu indi ko problème. mooy indi yeneen ak yeneen yu bari yi nga xam ne mooy xew ci dëkk bi dañ koy bañ. vraiment rafetlu wuñ ko sax. mais yooyu tamit dafay am. est-ce que yéen aussi tamit mës ngeen am cas yu mel noonu. non pour le moment amaguñ ko yàlla bu ngeen ko am cas yu mel noonu. yàlla bu ngeen ko am mais am na ci société mais day am ci société parce que boo xoolee da nga koy dégg. am na da ngay dégg par exemple benn patron def na lii benn jànq souvent tamit leneen da ciy am. par exemple patron bi moom mën na ñëw am na patron yoo xam dañuy ñëw ne jànq bi mooy fautive. alors que tel n'est pas le cas. dëgg la ñoom lañ koy jox. waaw tel n'est pas le cas parce que tey par exemple jànq yi ñoom du ñëpp a am fit boobu. waaye nit am na boo ko xoolee ci bët war nga xam ne kii dafa wow bët wala kii bokk dafa ragal parce que nit moom mën nga ko xool à travers ses regards. effectivement d'accord mais man fi may ñëwaat mooy que ni tout à l'heure donc Anta Marie bu muy intervenir laal na benn point ne na ñoom amuñu diplôme amuñu formation ko côté boobu noonu état bi daf ko war du genre en quelque sorte régulariser yow régularisation boobu noonu yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir domaine bi naka la ko état bi war a mën a defee de la formation nag ba ci insertion bi dans les maisons. c'est-à-dire que boo demee comme li may wax en Europe. sànq loolu laa doon wax aussi boo demee en Europe boo xoolee loolu dañ koy régulariser. maanaam tey jii nii jànq yi lépp dafa am yoon. mais fii boo xoolee agence bi mooy teg ay yoonam. ok non agence bi mooy wax ni. moom mooy teg ay yoonam. lii ak lii waaw lii ak lii ak lii moo koy wax jànq. en fonction de bëgg-bëgg jànq yi wala en fonction de. en fonction day moom day jël dañuy rédiger des contrats. donc ci contrat yi nga xamante ne moom la ñuy rédiger. quel que soit alpha dañuy xool li nga xamante ne moom méngoo ak li jànq bi war a def ak li patron bi lan mooy charge patron bi en fait ci jànq bi donc yooyu noonu mais nekkul loo xamante ne boo demee tey jii ci code du travail da nga ko fay fekk d'accord code du travail du la wax ne la jànq nii lay def du la wax ne amul benn loi boo xamante ne day wax ci waxu jànq amut boobu kaa la waaw est-ce que jotul ñoom ñu takk ay morceaux yu xonk génne tamit waaw génn ñoom tamit parce que tey bu ñu mën a étudier seen cas parce que tey patron mën na liggéey ak jànq 3 mois xëy ne ko demal waaw si elle est pas jànq tamit xëy ne ko man damay dem donc foofu noonu bàyyi boobu noonu
amul lu leen ciy fekk. amut parce que foofu noonu soit agence bi lay revenir. jànq bi ci agence bi lay dellu. kii bi tamit ci agence bi lay dellu. ñëw ne ko lii ak laa ak lële. donc je pense que loolu noonu état bi war na ci mën a teg ay choses yi nga xamante ne au moins même bu dee mu xoolaat ko bu baax parce que nekk na loo xamante ne en fait offre beeg demande bi dafa jéggi dayo tey boo demee tey ñëpp a ko soxla tey boo demee ci kër yi ñëpp a ngi soxla jànq yi soxla nañ liggéey. c'est vrai. waaw donc je pense que est-ce que ëppul sax est-ce que ëppul parce que boo xoolee par rapport ak li travail yeeg yooyu boo xoolee tey. boo duggee en ville par exemple boo xoolee ñu bëri dañoo may jànq. boo xoolee pratiquement tey jii boo demee kër boo jéggee fii à Dakar fii. boo demee ci benn kër boo jéggee beneen di nga fa fekk jànq. c'est vrai. waaw donc loolu noonu boo xoolee foofu noonu donc am na benn agglomérat bu ci nekk. donc loolu noonu je pense que ne war nañ ko mën a saytuwaat. xool lañ koy defaraate ba nga xamante ne au moins. jànq beeg patron beeg ku ci nekk di nga ci gis sa bopp. dëgg la waaw c'est-à-dire aujourd'hui gis naa ne dañuy offrir surtout à la formation professionnelle. ay dans d'autres secteurs dans d'autres domaines. est-ce que aussi ci formation yi noonu yi may déglu nag mosuma si dégg ñu duggal ci formation bi nga xamante ne moom mooy jànq mooy aide ménagère est-ce qu'il n'est pas temps aussi par rapport ak état bi ak ñiy def formation professionnelle bi ñu xool métier boobu naka lañ koy professionnaliser quand même. c'est-à-dire que benn formation am na mooy formation cuisinière boobu am na. waaw c'est-à-dire que am na ñoo xamante ne dañ leen former en cuisine ñoom tamit dañuy dem di liggéey ci kër yi am na ci. en tant que chef cuisinier wala. bon mën nañ sax liggéeyu jànq. D'accord. c'est-à-dire que ñoom ñooy mën ay cuisine européenne africaine ñooñu dañ koy maîtriser parce que dañoo def formation bi. léegi ñooñu tamit seen prix ak prix koo xamante ne mënu ko yemul. D'accord. waaw donc loolu tamit il faut que ñoom ñu xam ko. mooy ñooñu yemuñu prix parce que kay dafa génn ci formation. léegi ay formation nunu tamit doo ko gis. pour tey xale waaw loolu moom day fekk nit ki par exemple bu yàgg ko def am ci benn expérience par exemple de 10 ans 5 ans 4 ans am na ñoo xam te 1 an donc te day dépendre ci xale yi aussi. day dépendre ci xale yi surtout que c'est pas quelque chose de facile. c'est pas facile du ñëpp am xolu en tout cas. téye xale am patience bu war ak xale c'est très délicat. parfois tamit ñoom dañuy am benn erreur bu ñuy def dañ naan la par exemple. xet bi moo gën a neex a liggéeyal. effectivement c'est vrai man nag j'ai constaté que ni loolu noonu dafa am. parce que am na yenn xeet yoo xamante ne. wax dëgg neex yàlla. respecté nañ seen liggéey torop. ba pare respecté seen patron. fi mu leen yem loolu la ñuy yem li mu leen sant la ñuy def am na si ñoo xamante ne yàlla daf leen di wërsëg gis nga yar ak respecté sa liggéey. lu mu la mayul du la ko xañ. parce que man am naa ci benn cas boo xamante ne ni. kii tey jii bu ñu voyagé même bu ñu doon dem ba États-Unis wallahi azim dañ koy daggal billet mu ànd ak ñoom dem. c'est vrai tellement que maanaam entourage yu famille xam nga day am sax doom nga dem ba téye doom ji. parce que da nga fay ñëw pour nettoyer nga jóge ci nettoyer ngay disponible ci yenn yu bari. mu may la wërsëgu bu ñuy voyagé yóbbu la. donc yar ak teggin mën na laa may loolu ak respecter sa liggéey ak fonk sa patron. xam nga foofu noonu doo fa gis mukk werante j'ai constaté que ni doo fa gis mosuma gis werante ci diggante boobu noonu. werante mosuma ko cee gis. wala soit ñu ngi lay rapproché sa liggéey nangam ak nangam fu mu jaar da nga naan gongo. par contre ñi nga xamante ne ñoom la fekk ci kër gi ak ñi nga xamante ne sax dem nañ sax ñëw nañ bokk ak moom liggéey ba dem bàyyi ko fi donc ñooñu dañ leen rapproché ba tàyyi seen liggéey nangam ak nangam mujj gi ñoom dañuy énervé mer dem seen yoon te pourtant sa liggéey ki la indi ci këram pour nga liggéey ko kooku dafa jàng liggéey xëy na temps moo ko mayul mu toog di liggéeyal boppam moo tax mu jox la sa wërsëg ci li nga xam ne moom lay gagné donc kooku yow est-ce que waroo jël exemple ci ki ci kër gi moom aussi tamit ci beneen xeet la nga bañ aussi tamit tout le temps rek ñu naan xeet bi ñoo nangam ak nangam nga jéem a mel ni ñooñu quand même la uray yow voilà dina am ñoo xamante ne mais ñoom man du ma wax loo xamante ne nii man wax dëgg na gisuma ko lu ma wax dama koy gis Babacar li ñu dese ci temps bi bëriwul mais quand même bëggoon naa aussi nga wax ñu ci retenue de salaire yi parce que ci jànq yi ma jot a waxal ñoom cas yu bëri expliqué nañ ma ko d'ailleurs wax nañ ci peut-être seen temps moo leen mayul ñu nekk si liggéey après jël seen téléphone di woote autre pour témoigner mais moom nee na maanaam frère am dafa feebaroon nekk hôpital yaayam ñëw mais moom yaayam jàngul est-ce que donc yenn affaire yi ci hôpital bi mënu ko woon lijjanti ba ko joxe kayit du xam lu mu siy def donc moom nee na elle s'est absentée j'ai expliqué na ko patron elle s'est absentée une semaine ou bien 10 jours le temps que frère bi nekk foofu mais nee na bi que patron bi di fay da ko dagg alors que moom yàgg na mook patron bi day liggéeyal patron bi loo xamante ne au départ bi ñu koy waxante bi ñu koy jël sax du woon pour loolu moom mu mer ci loolu nag xam nga elle ne pouvait plus continuer nee na elle a préféré arrêter xam nga
genre yooyu toon noonu tamit est-ce que da ngeen koy am. non man moom damay défendre jànq yi ci benn côté. ci côté bii ma leen di défendre mooy. gis nga par exemple ñun ñi di liggéey yëpp. amul koo xamante ne da ngay dem liggéey di wàcc par 15 jours. waaw. donc c'est très difficile. c'est difficile. donc ñoom bu ñuy wàcc par 15 jours. foofu noonu premièrement rek. yow war nga xalaat leen mooy jànq bi di wàcc par 15 jours des fois patron yi. am na ñoo xam dañuy wàcc dañu lay toogal ba weer bi. da ngay gis patron bu kooku wàccee rek mu mer. bu wàccee rek mu mer. waaw parce que bu melee ni Ourey. ñuy xalaat liggéey bu mu war a liggéey. waaw bul xalaat 15 jours bul xalaat loolu xalaatal 15 jours yi mu la toogal. dëgg la parce que liggéey boo xamante ne 24 heures par exemple même bu dul 24 heures sur 24 mais déjà fanaan na sa kër. donc fanaan na 15 jours donc boo xoolee mois bi 4 jours lay am pour dem seen kër. waaw te yi fanaan sax dañuy guddee tëdd. teel a yeew waaw donc 4 jours yooyu muy toog seen kër wala 5 jours yooyu muy toog seen kër. déjà kooku amul vie. non waaw c'est vrai. kooku amul vie. léegi loolu noonu da nga ciy bàyyi xel. beneen bi mooy patron bi bu ko jànq bi ne par exemple damay dem comme li nga wax sànq. damay dem dama am malade mu mer wala mu dem nga changer ko. mais gis nga nit matul. dëgg la te tamit nit comme yow ñun ni ñu nekk ku ci nekk ni ngay nekkee ci sa bërëbu liggéeykaay ngay am ay problème di toog ngay dem di demander. tey jii nii repos wala dara. xam nga wala nga demander ay jours de congé. di régler sa dara ñoom tamit noonu lañ amee ay problème seen kër. des fois dañuy am ay problème yoo xamante ne am naa ci koo xamante ne yaayam moo feebar par exemple moom rek moo nekk ak yaayam. c'est vrai. sa maman est très malade dañ ko war a opérer. mu dem. patron bi deful lu dul kaas lay def. bul xalaat yow sa bopp. xalaat ko moom. surtout est-ce que waru ko accompagner sax. waaw comme li nga wax au début ci kër lañ jógee. waaw ci famille lañu def. voilà donc ñun tamit ni ñu amee suñu besoin di def demande de permission ñu la koy accordel ngay dem di doxi yenn yi wala. parce que dafa am lu la tënk. je pense que ñun tamit war nañ di réfléchir noonu. vis-à-vis de ñi nga xamante ne ñoo ñuy liggéeyal suñu biir kër yi. comme li ma parce que loolu moo ci ëpp solo parce que mooy aspect humain bi may wax. dëgg la c'est-à-dire que mooy jàppale nit. nit matul. nit dafa nekk loo xamante ne lu fragile la nit day dund ci àdduna xëy benn jour rek vie am basculer. c'est vrai pour un petit truc. waaw pour un petit truc. léegi yow ni ngay doxee ba sa vie di basculer ñoom tamit noonu la ñuy doxee ba seen vie di basculer ci benn moment. nga ñu wax ko ñu war leen a comprendre. waaw des fois tamit nga ñu woo la décès. ñu ne la par exemple sa maman moo décédé exemple ñaanalu ma ko kenn. léegi kooku da nga bëgg mu dem def 2 jours ñëwaat. déedéet c'est pas possible. loolu c'est pas possible. c'est pas possible waaw loolu moom c'est pas possible. c'est pas possible. donc des fois il faut qu'on apprenne à se mettre à la place de ñi nga xamante ne ñooy ñëw suñu kër yi. duñu liggéeyal parce que nous aussi. dañuy liggéey fenn. te bu ñu soxlaa ñu may ñu permission. dañu koy may bu ñu ko mayulee dañu xool tuuti nu muy méttee si ñun. waaw dama ne nit ak noppam sax fii ñun ñëpp ay nit lañu. waaw kon ku nekk boo xëyee da ngay wuti moom aussi da ngay bàyyi sa kër koo xam ne dafa wut si. donc war nga def sa bopp comme ñëpp comme ak ñu bàyyi di leen yuuxu. waaw parce que garaawul des fois ñu ku ñu wax benn yoon. des fois ñu yuuxu ñu tamit Babacar côté boobu des fois ñu yuuxu mais bu mu ëpp bu nga yuuxu tey mais par exemple bu ci dëkk. bul dëkk ci di leen yuuxu di leen yuuxu. waaw parce que nit la. am na ñoo xamante ne gis nga boo leen yuuxee benn yoon tu les perturbes. dëgg la boo leen perturbé dootuñu liggéey. normal dañuy jaxasoo lépp li nga leen jox ñu sant ko. jàppal ne lépp la ñuy yàq. parce que là ils sont perturbés. dañu gaaw perturbé am na ñu mel noonu mais buñ la waxee benn yoon wax la ñaari yoon nga jóg def je pense que 3e fois bi kenn du la yuuxu boo dëgërulee bopp mais am na patron yoo xamante ne tamit elles sont trop exigeantes waaw yooyu moom c'est-à-dire que taxul ñuy wax ñoom dañ naan sax par exemple karo bi nii par exemple warul am tâche. c'est vrai mais c'est man des fois dama naan loolu c'est tout à fait impossible loo xamante ne comme li ma la wax sànq atteindre la perfection c'est tout à fait impossible nit mën na def benn affaire mën na ñëw yàq defar mu yàq defar am na ñoo xamante ne elles ont besoin d'un temps d'adaptation. c'est vrai bu ñu jógee ci kër bi dem si kër bi. waaw léegi yow ki nga xamante ne moo ko tey def toj ba rajaxe say mbir wala yàq sa matériel. léegi toj yow buñ ko dàqee wala soit ñu dàq yow léegi yow la moo ci sa taxawaay loolu. toj boobu noonu yéen tamit loolu dox leen ci. xam naa ne Babacar foog nga dellu si waat fii parce que wax si jànq yeeg patron yi dafa xaw a complexe. foofu la ñuy teg suñu baaraam ba beneen yoon laa uray li ngay mën xaabaabal yëpp nag parce que suñu émission bi ñu ngi ci jeexantal bi laa uray ma bàyyi
bàyyi la nga tëj bu dee am nga coup de cœur wala coup de gueule te wuyu ma salaamaaleykum nii taawi nga ci ubbi bi defal nii ci tëj bi. comme indi woo journée tey mondiale de la man xam naa ne tey aussi damay denc sama coup de cœur rek ba keroog ngay indi journée waaye ci li may tëjee rek mooy que bon yi ñu def très attention ñu góorgóorlu ci seen liggéey parce que léeg-léeg nga dajeeg patron bu la bëgg lool nga fonk ko def ko sew parce que dama gis ne parfois dañuy def benn constat ñu ne jànq yi ñi ñu respecté mooy ñi leen di maltraité donc ñi leen may jàmm duñu leen respecté et très souvent man damay gis ne loolu tamit benn instant dëgg la donc ngeen góorgóorlu ci li ngeen di def may wax ñi nga xamante ne aussi tamit ñoom laa bàyyi ginnaaw Adel ak ki nga xamante ne mooy Agwa ngeen gën a góorgóorlu gën a jàpp seen liggéey ndax wax dëgg neex yàlla yéen moom kenn musu leen woo ci kaay leen ci tâche bi ndebaan nag yow moom xam naa dama lay rusee Moodu rek sama xarit bi loo toggul baaxul yal na leen yàlla defal jàmm ma koy ñaanal sénégalais yëpp incha allah rabbi d'accord jërëjëf bilaay man li ma boole kaay yi laa xamul ubbi bi day gudd tàggoo bi gudd Babacar ton dernier mot quand même pour jox conseil ñi nga xamante ne ñooy patron yi ak jànq yi bon comme li ñuy wax rek c'est-à-dire que jànq yi moom ak patron yi c'est quelque chose d'assez complexe dafa nekk lu complexe loo xamante ne day naqari lijjanti waaye nag ku ci nekk na def la part des choses c'est-à-dire que muy jànq bi muy patron bi ku ci nekk rek na am lu mu bàyyil sa morom dëgg la parce que àdduna buñ ci bëggee nekk rek il faut jàppal ma jàpp la da ngay jàpp côté bi ma jàpp côté bale mu dëgër mais bu kii bàyyee fee kee bàyyee fee bàyyee ko rek moom mën a am donc nag maa ngi lay sant di la gërëm Fatou di sant Ourey mi ma bokkal plateau bi di ñaan tamit yàlla na suñu label gën a aju gën a egg benn niveau boo xamante ne macha allah yàlla mën na ko te la remercier number one incha allah incha allah rabbi donc ngeen nekkoon ci li nga xamante ne moom mooy suñu émission kaay yi la Ourey nee na tey du def coup de gueule du def coup de gueule parce que indiwuma journée mondiale waaye man sama coup de gueule mooy que ni je m'adresse aux politiciens que ce soit que ce soit les opposants li lay war a suul yi bàyyi leen jokkalante jokko maajoor yooyu noonu da ngeen jokkalante ci koppar gi ndax tabaski baa ngi ñëw lépp yokku na lépp cher na te dañoo bëgg tamit dund tabaski bi ci jàmm ak salaam ñu leen di ñaan li lay war a suul yi seen débat yi aussi na nekk des débats politiques yoo xamante ne mën nga si jàngat dara Babacar et non pas Babacar nii la mel yaayam fii la jóge baayam fii la jóge ñun dañoo doyal ci loolu moo nekkoon sama coup de gueule ci kaw loolu téléspectateurs yi ma leen di jox dig daje suba incha allah ci beneen thème ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy attouchement sexuel yi ñu narte am na kay témoignage yu bëree ma leen di souhaiter donc une très bonne journée ñi nga xam ne bu xiinee sax ñu taa waa Dalifort attention seen traite taxaw na ba suba bon nga